kon nag mbokku internet yi ñuy suivre si seen site Les Arènes TV tey ñu ngi fii tey seet si kenn ci làmb ñu koy wax El Hadj Gaye El Hadj Gaye nag ku ko xam-xam ko ci nekk sportif de haut niveau ku ko xam-xam ko ci yàgg ci làmb ku ko xam-xam ko ci xam kii quoi sport bëgg làmb di ko topp nekk ci observateur boo xam ne vraiment ñëpp ñëpp a ngi rafetlu ay analyse am donc moom la ñu ñëw tey seet si El Hadj fas yéene waxtaan ak yow seq ak yow benn waxtaan d'abord ñu ngi lay nuyu El Hadj. waaw Abou Ndour maa ngi lay fay di leen jox seen wàccukaay di leen dalal bon di kontaan ci seen scène bi vraiment yàggul mais tamit yàlla dox na mi ngi def buzz quoi ci Sénégal parce que activités yi ngeen ci def yëpp dama koy jot ngeen ma koy yónnee vraiment ñu ngi leen di sant di leen dalal quoi. ku ne El Hadj ñu gën ko xam ci làmb ji ñu bëri xam nañ ko parce que jaar-jaar bi déjà nañ ci wax mais balaa làmb ji da nga def boxe am ci ay raaya def si nekk ci champion du Sénégal ndax moom mën nga ñëwaat un peu ci loolu El Hadj. waaw si boxe maa ngi ko def en 1990 sama benn grand frère bu tudd Cheikh Bey Rassa bu daan def boxe savate nekkoon Colobane moo ma si initié bon ma gisoon ko muy boxe def savate affaire bi neexoon ma trop ma ne ko dama bëgg a def boxe savate laa bëggoon njëkkee sax mais far yàlla dogal ñu dem gendarme caserne Samba Diéry Diallo jour boobu ñu tombé ñuy réfectionné seen salle bi après ci laa dem Iba Mar Diop ñu boole ma ak sama benn entraîneur bu tuddoon à l'époque Pathé Ndiaye léegi génn na àdduna sax quoi na ko yàlla yërëm quoi donc ci laa commencé def boxe bi ma defee boxe 6 mois yàlla dogal ma percé gars yi jël ma équipe nationale Europe Afrique lañ ma njëkk a jël qualification Europe Afrique dugal ma équipe nationale après ma def challenge des débutants Dakar ma jël ko après 95 96 97 ma jël championnat Sénégal après def championnat zone 2 championnat d'Afrique yëpp quoi. donc jël naa championnat Sénégal 3 fois jël naa challenge des débutants yii yëpp mën naa ko jël quoi donc 98 daal bon ci laa am ay problème ak waa fédération boxe bi ci problème ay affaire bourse prix de France après ci laa raccroché quoi ci laa bàyyi. donc El Hadj donc balaa ñuy sori itam ci waxtaan bi mooy bi ñu ñëwee ñu ngi dugg ci salle bi di xool gis nañ fi benn coupe bu rafet. biñ ko xoolee ñu ci gis Yékini mu ne mel ni mooy Lion d'or bi mu gagné woon donc lan mooy sa relation ak Yékini parce que yow bokkoon nga ci staffu Yékini doon entraîné ak moom. waaw Yékini sama xarit la Yékini donc bi muy ñëw Sénégal bi muy ñëw Dakar di bëre yàlla dogal na ñu daje woon benn salle bu tuddoon bu nekkoon ville Grand Serigne Thiam présenté ma ko loolu c'était en 97. yàlla dogal ñu xamante boobu xamuloon sax man damay def boxe après si laa xam ne damay def boxe ma intégré seen écrit nekk fa di entraîner ak ñoom li muy bëre yëpp ba ci dernier combat yi muy jël roi des arènes nag ba muy daan ñoom Tyson ak Bombardier ba ci dernier combat ak Balla Gaye ak ñoom Gris Bordeaux yëpp maa ngi moom ñu doon entraîner ensemble mu ko doon jox leçon en même temps di ko servir sparring partenaire man ak moom ñoo doon boxe maanaam bu Moussa dem États-Unis ñëw bu ñëwee man rek lay tenir jëlal gant. man maa daan jël ak moom gant tous les jours ñu yàgg ànd nag ma yàgg ko gunge si làmb bon coupe bi dañoo àndoon Gala Lion d'or 2004 ñu décerné ko mu offriroon ma ko quoi loolu 2004 la woon quoi ma teg ko sama salle depuis loolu waaw. voilà kon loolu rek doy na ci wane ne yow xam nga làmb yàgg nga ko topp yàgg nga ci nekk waaye dañoo gis ne boobu ak léegi peut-être li ngay ñëw ci làmb. xanaa déplacé wu dem stade bëriwul lool doonte yaa ngi koy suivre bu baax nan nga gisee làmb ji de façon générale El Hadj. waaw man depuis 2012 vraiment depuis 22 avril 2012 bi Balla Gaye daan Yékini ak tey teguma sama tànk ci làmb quoi parce que daan naa dem làmb di gunge ay Yékini junior maa leen daan yóbbu làmb ay Youssou Ndour maa ko daan yóbbu ay Saint-Louis Kaolack ñoom ñëpp partout ku ci nekk daan naa la jàppale booy yëpp man maa dem jox leçon de boxe ak yooyu yëpp di jël ak ñoom gants yëpp dem géej même di contact ak ñoom sax. dama ko doon def quoi mais depuis 2012 ba léegi dew ma làmb mais nag maa ngi koy suivre chaque jour vraiment maa ngi koy suivre chaque jour maa ngi suivre làmb ji di xool li ci xew avancement yeeg li ci baax ak li ci baaxul ak yëpp maa ngi koy suivre quoi.
loolu El Hadj leer na léegi bu ñu fa jógee El Hadj mooy le combat des rois lañ ko tuddee woon mais dafa am le roi des arènes actuel muy Modou Lo war a takk ngemb bëre ak Ama Baldé le 13 mars 2022 ñii ne Ama rek moom moo mën dara ci Modou Lo am ñu ne bu ñu doon bëre fukki combat Modou Lo mënu ko daan ñoom ñaar ñu nekk ay xale presque tollu ak tollu lépp boobu combat noo gisee ak ban pronostic ngay def ci combat bu. donc combat boobu ni ma ko gisee xam nga ku ne bu ñu bëree fukki combat Modou Lo mënu koo daan Modou Lo dama jàpp ni dafa aay ci fausse garde mbër muy jiital pied droit ak main droit boo xoolee Gris Bordeaux da cee échec ñaari yoon loxo bi Ama di jiital lay jiital Eumeu Sène da cee échec ñaari yoon loxo bi Ama di jiital lay jiital te fausse garde musul daan Modou Lo benn te tamit dama jàpp ni ku war ñeey ba wàcc loo war ci da nga koy xeeb Modou Lo bis yi mu am defe naa ni ku taxaw di ko wax Ama Baldé dama jàpp ni da nga naan ko dafa daw ba mu yàgg li sawaay waxoon ni benn xob ñëw dal sa kaw nga daal koy fel dem sa yoon quoi dama jàpp ni bis boobu moom bu dee am poids bu muy peser ci kaw Ama Baldé lay peser mais du doon ci kaw Modou Lo damay wax en tant que sportif parce que Modou Lo mu bëreeg Eumeu Sène 2 fois bëreeg Balla Gaye 2 fois bëreeg Gris Bordeaux 2 fois bëreeg Bombardier boo taxee ne ko par exemple tey sa combat ak Ama Baldé combat mën nga ko yenu loolu du waxu sportif quoi te Ama Baldé aussi percé na mais percé bi tamit il faut ñu xool ko parce que duñ ne Ama Baldé xam naa Ama Baldé mais duñ ne Ama Baldé ni diw moo far ni faraluma Modou Lo faraluma Ama Baldé mais damay wax nag ni Ama Baldé tey ñaari mbër yoo xam ne tey mën nga taxaw ni ñetti mbër yoo xam ne tey mën nga taxaw ni ñi Ama Baldé daan na leen mu tax ñuy wax mbër defe naa Tapha Tine la Papa Sow ak Malick Niang donc dafa différencier trop ak ñi Modou Lo bëreel ak ñi mu dajeel quoi waaw te bu dee xeex man damay jàpp ni Ama Modou Lo ko daa xeex bu dee doole damay jàpp ni Ama ëpp ko doole bu dee bëri damay jàpp ni Modou Lo ko daa bëri parce que li ma gis laay wax léegi nag Ama gëj na bëri presque boo xoolee ci Papa Sow te bi mu gëjee bëri ak Papa Sow léegi xaw na jël temps xaw na yàgg diggante bi lan la fi travaillé ak lan la fi préparé ak lan la fi amaat ci bagage ci wàllu bëri ci wàllu xeex man xaw ma ko mënuma ko analyser à 100% mais li ñu weesu ñoom ñaar démb ak bërki démb nga xam ne def nañ ko nit ñi mujj koo teg bët sur tous les qualités bu dee ci bëri bu dee ci xeex bu dee ci doole yépp man damay jël 55% wala 60% ma jox ko Modou Lo ba keroog muy gis leneen loo xam ne jouru làmb ya Ama indil na ma ko loo xam ne lu bees la loo xam ne xamaguma ko quoi. d'accord loolu leer na bon bu ñu xoolee dañ naan peut-être Modou peut-être moom moo ëpp chance loolu nga wax te teg ko ci analyse bu ñu fa jógee aussi dafa am beneen combat bu war am au mois de le 20 février diggante Reug Reug ak Gouye Gui Reug Reug nekk xale buy yéeg Gouye Gui tamit daan fi ay champion te am tamit ambition boobu combat boo ñu ko doon analyser El Hadj lan nga ñu mën a wax ci combat boobu. non combat boobu day doon combat boo xam ni combat surprise lay doon maanaam dina bett ñu bari. maanaam gis nga Gouye Gui dafa am fu ko nit ñi teg te nekkul foofu maanaam Gouye Gui daan ko yombul duma ko yombul defe naa ni mosoo gis mbër mu duma Gouye Gui musul am daje na ak ay Tapha Tine ku nekk musul am. Reug Reug nag bon reñe na ci bëri simple dem na bëri MMA ak yooyu yëpp def na ko mais maanaam bu ñu jàppee ni Reug Reug bu jàppee Gouye Gui mu jeex ñu koy wax bu yeboo ñu tegaat ko ci suuf parce que loolu buñ ko jàppee du lu am Reug Reug munul duma Gouye Gui munu koo jàpp ne ko nii laay bëri yow nii laa lay daanee munul nekk man combat boobu su may joxee dama lay jox 50-50 ñoom ñaar parce que dama jàpp ni Gouye Gui bu dee bëri bu ñu doon bëri simple ñoom ñaar contact mën nga fay julli géey ñëwaat te combat boobu dama jàpp ni amateurs yi mën nañoo yàgg ci stade bi parce que du doon combat bu yomb du doon combat buy gaaw ku jàpp ni day yomb ci Reug Reug bu yeboo mu teg ko ci suuf Reug Reug tamit lépp lu mu jàpp ni moom da koy yombal ci combat bu yeboo mu doubler ko parce que xam ne du doon combat bu yomb parce que Gouye Gui mi ngi liggéey man gis naa ko te tëlewul bëre te yombula duma ci làmb quoi loolu laa xam ci combat boobu quoi. mais tey boo doon xool wàllu doole wàllu force wàllu compétition wàllu xeex ñoom ñaar
kan ngay jox avantage. bon bu dee bëre maanaam tey xam nga wuru guy gi dafa yàgg bëre simple yàgg maanaam kii guy gi dañoo xamul mais guy gi yàgg na bëre simple. guy gi yàgg na def bëre simple. yàgg na ko xam na ko maanaam loolu rëg-rëg def guy gee ko ci jiitu yàgg na ko def te guy gi mën na bëre combat bu yàgg seetaan ngeen ko bëre combat ak Ama Baldé dafa bëre presque lu mat ay 20 minutes 15 minutes rëg-rëg am na foo xam ne bu ci combat bi eggee day dute boo xoolee bi mu mujjee bëre simple ak booy Bébé Diène malgré Bébé Diène sa taille Bébé Diène dafa jàpp Bébé Diène di fecc ci biir combat bi loolu mooy confiance laa am jàpp nga sa ñaari loxo mais instant bi mënoo def dara ba daan ma quoi donc jóge na fi dem na bëre ji NMA mais NMA réalité am ak réalité làmb Sénégal du benn mais daal ci gàttal mooy man su may joxee favori damay joxe 50-50 ci combat boobu mooy guy gi mën na koo daan comme rëg-rëg mën na koo daan mais en tout cas ñi jàpp ni rëg-rëg moo mën ñoom dinañ am surprise. da nga ne MMA réalité am ak réalité su làmb bokkul loolu c'est une transition pour ñu dem ci suñu question peut-être bu ñuy jeexalee mooy dañoo gis ne MMA ñi koy def boo xoolee Bombardier muy rëg-rëg moom nga wax muy Siteu muy Cole bu jàpp ñoom ñëpp dañoo am ay kaw yu garaaw a garaaw yu ñu am ci làmb ci MMA bi loolu El Hadj lan la dañoo jàngul MMA dañ koo mënagul wala dafa am ay maanaam lu ñu amagul ci ay disposition pour mën a participer MMA. non xam nga xale bu juddoo taaxu kaw soo ko yóbboo ci daara ji foofu taalibe yi fa nekk mëqaloo ko suuf commencement bi parce que xamu ko MMA ak làmb du benn làmb mën ngaa préparer 6 mois. ñëw xàcciku sa adversaire bëtt la yenn ci kaw dóor ci suuf arbitre bi ñëw ne ko wàcc ko loolu dafa yomb doo xoosu doo def dara mais MMA boo xoolee tous les coups sont permis peut-être ay mbëkk lañ fa interdit mais tous les coups sont permis dañ lay dóor ay impact coup de genou lu nekk lañ lay dóor te suñu mbër yi jànguñu loolu xamuñu ko suñu mbër yi li ñu jàng mooy direct uppercut crochet te direct uppercut crochet am na ci MMA mais dafa am yeneen coup yu am ci MMA yoo xam ne jànguñu ko mun ñu ko dóor coup yooyu buy ñëw di leen dal muy ñuy kaawute duñ ko sax yëg parce que jànguñu ko xamuñu ko te ki def MMA ñu ne la par exemple ceinture noire de judo 6e dan def na karaté def na aikido def na champion du monde wax la fi mu jaar yow bërki dem nga dugg ci làmb parce que daf la neex parce que benn mbër moo la romb mu neex la nga dugg ci làmb booy tëgguti beneen compétition normalement fédération CNG dafa war a protéger mbër yi parce que bu protégé wul mbër yi am fu mu leen jaarloo ba ñu mën a dugg ci MMA bi yàlla mi ma tiim xam na ni fii laay waxee mbër dina mës a jóge fii dem bëri ji MMA ñu dóor ko musiba am wala dara après ñu soog a commencé wax quoi man loolu laa jàpp quoi. d'accord kon nag wax ji rafet na li ñu doon njortu ci yow am nañ ko gi dégg nañ ko donc ku la dégg xam dégg ngay wax xam ne ku xam làmb mooy wax tey la vendredi ñu ngi waajal pour jumaa ji donc xam naa ne fii la ñuy yem mais boo amoon looy tàggoo El Hadj lan lay doon. bon su ma amoon may tàggoo di nuyu sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm si àjjuma ji di leen wax ni bon ñi ngi jëm benn période boo xam ni élection la ñuy ñaan yàlla rek gars yi def ko ci fair play xam ne yàlla pare na ñu war a falu yàlla na xam na leen ñu def ko ci jàmm kenn bañ ci xoosu kenn bañ ci gaañu kenn bañ def dara di lancer appel aussi fans club mbër yi combat yi ñu jëm muy ay combat Ama Baldé yooyu moom moo ci gën a siiw moom la ci nit ñi gën a ragal xale yi ñëw stade mbër yi ñëw stade ñu bëri ci fair play que le meilleur gagne ñu xam ni làmb la folo du ñoom ñoo ko njëkkee paa yi ko njëkkoon genn wàll yi ñu ngi ci kaw suuf genn wàll yi ñu ngi ci kaw ñu ngi ci biir suuf te mënatuñ dem ci làmb donc ñoom foofu la ñuy mujjee ku yàgg ci àdduna di nga dem ba dootoo mën a jóg donc damay ñaan rek ñu def fair play woo seen supporter yi ñu stade sañ sa supporter que le meilleur gagne ko. kon nag yàgg ñu ngi nuyu ñëpp di joxaat ñëpp rendez-vous donc loolu moo lay won ne Sénégal ñàkkul ñu xam làmb donc bëri na ñu xam làmb peut-être li ñuy génn bëriwul El Hadj mii ci la bokk moom tam ñu ngi koy remercier parce que vraiment disponibilité saay bu ñu ko wooyee pour di sàkku mu ñu defal ay analyse vraiment daf ñu ko defal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax El Hadj merci beaucoup.